Jafandul tumaya boti la ñaanal iyo yaay xareru dalaw piki no bin yaay ramatu de kay na wando dong warulu tontu Amis internautes, merci de nous rester fidèles sur Sans Limites et sur toutes nos plateformes digitales di leen ci dalal jàmm di leen dox seen wàccuwaay ñu amaat plaisir nag jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy monsieur Serigne Mbacké Ndiaye nekk ancien ministre bokk na nag ci personnalité yi gën a disponible ci Sénégal ndax daanaka rek saa yuñ ko woowee ngir émission daf ñu ubbil ay buntam waxtaan wi nag day tourner autour des sujets d'actualité notamment inondation yi nga xamante ne ni moom la ñu saytu fii ci réewum Sénégal ak pourquoi pas itam ñu wax ci màggal Tuubaa bi ñu dëgmal ak Covid bi nga xamante ne ni moom moo fi nekk monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di leen sant di rafetlu déplacement bi di nuyu mbokku sénégalais yi nga xam yëpp ginnaaw dañuy jaare ci seen site bi pour di ñu déglu ak di ñu seetaan maa ngi leen di nuyu di leen wax ni yal na yàlla def ñu lépp lu ñu fi dégg di njariñ parce que moo ñu tax a jóg ku fi dégg loolu naka di nga jégal ñu. Merci beaucoup monsieur le ministre comme ni ma ko waxee woon rek ca njëlbéen ba dañuy tàmbalee waxtaan wi ak mbiru inondation bi nga xamante ne ni moom moo lëmbee réewum Sénégal mën nañu wax rek ne le Sénégal nage dans l'eau ñu bëggoon a xam d'abord say impression par rapport ak loolu. waaw man day mbirum inondation ginnaaw bu ma massawoo ñi nga xam ni ñoo nekk ci biir ndox mi di jaale ñi nga xam ne ñoo la fi seeni mbokk jóge dafa di sujet boo nga xam ne daanaka sax bëgguma woon di ci sori ndax xam nga Sénégal day toog baag rek benn affaire bu jóge de ñëpp ci la ñuy waxandoo mais olof yi dañu wax ni lu defu waxulu ay di njàmbat donc kenn mënu ci bañ a wax. mais dafa doon mbir moo nga xam ni ñëpp dañu war a ànd jéem cee bokk gis-gis lu jafe la nag dinaa dégg sax sama mbokk yi nga xam ne dama ànd ak ñoom ñu bokk ci langue politique. maanaam ñi ñuy wax mouvance présidentielle ñu naan bu ko kenn politiquer dëgg la bu ko kenn politiquer mais buñ ñëwee bu ko kenn politiquer kenn du leen mën a déglu li tax kenn du leen mën a déglu ñoom bañ nekk opposition dañ ko daan politiquer xam nga ndax dëgg li ma wax tey ñi ma àndal man ñi ma faral ñu nekk ci majorité présidentielle koo ci dégg mu wax daf naan la lii bu leen ko politiquer wax nañ dëgg kenn waru ko politiquer mais li tax ñu di ko politiquer mooy ñoom ba ñu nekkee ci opposition dañ ko daan politiquer comme dañ ko daan politiquer ba jël dëgg aussi xam nga dëgg rek la comme ñoom loolu waruñu ko woon a politiquer dañ ko daan politiquer ba jël réew mi tey bu ñeneen nekkee ñoom fa ñu toogoon tey di ko politiquer it kenn mënu leen di ko reprocher bien que nag jaaduwul je dis mais très sincère que jaaduwul beneen bi ci topp mooy damay dégg mbaa plus tard que démb ak tey sax mu am ñenn ñoo nga xam dañ naan mbënn mi su amee nit ñi soxlawuñu dund soxlawuñu ceeb soxlawuñu nangam te loolu muy njuumte te li tax muy njuumte mooy boo seetaanee ñenn ñoo nga xam waxuma ñëpp mais ñenn ñoo nga xam dañu nekk ci mbënn mi démb rek maa ngi seetaan démb ci su ngeen ma ko baalee ci TFM reportage bu ñu ci doon def am ñuy wax naan amatuñu sax lu ñu lekk parce que fi ñu nekk mënuñu génn sax pour dugg wuti lu ñu lekk te dund ba ñu yore woon jeex yàqu na ci ndox mi donc utal leen lu ñu lekk jaadu na bien que loolu nag du solution bi beneen bi ci topp mooy bu ñu fàtte ni Sénégal du Dakar rek ndax at yi weesu naam mbënn mi danaan am Dakar mais danaan am ci yeneen dëkk ci biir réew mi mun naa jël fu mel ni Bambey par exemple ak yeneen dëkk yu mel noonu xam ni mbënn mi daf leen daan sonal ren amu fa bu ñu waxante dëgg rek fii ñu dekk ñun fii suñu koñ bii xëy na du koñ buy am mbënn waaye sorewuñu ndax boo génnee fii ci Ouest Foire jaar ci Philippe Maguilène Senghor waxtu wi daaw ak daaw jéeg doomu adama mënu fu dugg ba mur yi dafa daanu woon loolu liggéey ba ñu fa def tax na ba mbënn amatu fa boo duggee ci biir banlieue bi maa ngi seetaan bërki maa ngi déglu astafurlah bërki démb le maire de Djiddah Thiaroye Kaw ci du PDS muy mon jeune frère Cheikh Dieng mu am attitude bu responsable bu mu wax parce que attitude responsable mooy nangu di jafe-jafe am na mais nangu yi di wax li état bi def am ñett wala ñeenti communes yoo nga xam ni boo seetee par exemple boo demee ci commune bu mel ni bi Racine Talla jiite ak yeneen yu mel noonu damay tudd tur yi pour nit ñi mën a xam fan laay wax
ndax amaana boo ne Jidda Caaroy kaw wala nga di ki nit ñi mën nañ bañ a xam fan lay wax donc mu bari ci commune yoo nga xam ne tey boo fa demee daan na am mbënn année yee passé woon amatu ko kon am na luñ jot a def waaye am na lu bari lu des li tax lu bari ñu nësëran ko te defuñu ko Ousmane Sonko wax na ko démb donc moom laay ci jël exemple xam nga da ngay dégg ñu naan 750 milliards yi ñu prévoir woon nga dégg Ousmane Sonko démb bi mu demee ci banlieue bi mu wax ni 750 milliards yi ñu waxoon defuñu ci sax 200 milliards astafurlah parce que li ma wax rek ni dañuy dégg léegi tëll ni damm na xam nga bu ñu nee par exemple budget Sénégal pour joxe exemple 2000 milliards la mais 2000 milliards yooyu nekkul xaalis bu ñu dajale def ci gafaka dañuy dem di ko wuti naka la ñuy wute ji douane day dugal impôt domaine dugal kenn nag keneen dugal aide extérieure ñu dajale ko muy budget lii aussi bu ñu nee dañuy def 750 milliards ci mbënn mi pour xeex ko xaalis ba yembagul projet yëpp déroulé wuñu ko mais am na luñ ci jot a def am na lu ca des donc li am solo tey mooy nañu fexe ba ñu nekk ñu ndox mi génne leen nawet bi jeex leneen li nga xam ne projet yi desoon ñu mën ko eggale lenn dong am laa am loo nga xam ne dama koy li wax tubaab di wax li wolof di wax ni mat maanaam critiquer le gouvernement mooy ren jii ñëpp xamoon nañu kenn umpaliwul woon ni ndox dina bari ren Sahel bi yëpp ñëpp xamoon nañ ko donc am na disposition nga xam ne jàpp naa man ne waroon nañ ko mën a jël avant ndox bi di ñëw pour que bu ndox mi ñëwee même bu dee ne dina bari aussi am na foo nga xam du fa egg mais aussi ñu xam ni loolu kenn mënu ko écarter tamit parce que dama dégg sax ñuy critiquer président de la république naan woy nee na que changement climatique mais c'est une réalité changement climatique réalité la parce que li tax États-Unis am mbënn France am mbënn Makka am mbënn Afrique dëkk boo dem mu am mbënn loolu moo tax Sénégal mënu ci rëcc li am solo te loolu la ñu doy kilifa et je pense que sur ce plan là kilifa ñi ngi def li ñu war a def li ñu doy kilifa mooy du ñu la ni problème du am mais su problème amee wutal solution loolu la ñu doy kilifa problème am parce que mbënn am na président wut na ay solution ñi ngi mettre solution yi en œuvre na ci ñëpp àndandoo ba nit ñi génn ci mbënn parce que ñee nekk ci ndox ma taluñu ko ñëw di leen campagne taluñu ko ñëw di leen wax di waroon def lii te def ko man dama bëggoon nag képp ku fay dem di leen seeti bépp homme politique ak foo mën di bokk buy dem ci mbënn mi donte benn moto pompe la sax jënd ko yóbbaale moo gën dem rey leen ak ay wax yu dul jeex indi fa ay problème te doo leen régler dara kuy dem daal ku mënti doon loolu mooy défi bi bu doon benn pompe jënd ko ak gasoil nga dem yóbbaale bu ko ñëpp defee rek problème bi réglé. C'est un défi à relever ba tey rek ci wàllug mbënd bi bëgg naa ñu ñëw ci défaillance parce que il est à reconnaître que am na défaillance bien que amoon na ci ay jëmi jamono ay sanc yoo xamante ne tudd nga ko sànq bu mel ni Philippe Maguilène Dalifort boo fa demoon daanaka ndox ma daan na bari mais jamono ji kenn déggulee na ci ñaxtu yi mais nag am na ci ay dëkkuwaay yoo xamante ne nii boo fa demee daanaka boo feeyul wala nga fay gaal mu yóbbu la doo yegg ñu gisoon ne aussi kii di président Macky Sall tegoon na ab plan décennal de lutte contre les inondations mais tey jii nii avec problème bi nga xamante ne moom moo am fan la état failli. xam nga fa état failli bañ a am fermeté maanaam bañ am fulla ak fayda xam nga lu tax. bari na kër yoo nga xam ne tey ma ngi ci mbënn mi ña ko moomoon ña nga jaxaay wala ña nga taw féex état bi génn la leen ci ndox mi yóbbu ñuy jaxaay yóbbu ñuy taw féex lu tax ma ni dañu état bi dafa manqué fermeté loola ba mu amee kër ya nga xam ne ñooñu fa lañ moom lañ occupé woon te état bi defar yeneen kër ba génn leen dugal leen fa dañoo doon raser kër yooyu raser wuñ ko ay nit dem dëkk fa ñu bari ci ñiy wax ci mbënn mi tey dëkkuñu fa woon de moomuñu kër ya dëkkuñu woon ci koñ yooyu ña fa dëkkoon état bi daf leen a déloger reloger leen Tawfekh ak plan Jaxaay ay nit ñoo nga xam ne xëy na amuñu woon fu ñu dëkkoo saxlooñ ko ñëw occupé kër ñooñu ñoom la ndox ñu ci gën a bari du ñëpp nag ñu ci gën a bari ñooñu ñoo nekk ñu ndox bi loolu moo tax ma ni état bi daf manqué fermeté ci ko suivi bi waroon am maanaam boo tëralee daal da nga ko topp bu mu jeex. ay nit nekk nañ ci mbënn mi indi na coow tabax nga ay kër génn nga leen yóbbu leen ba ñooñu nekkatuñ ci mbënn raser kër yi bu jeex donc su ma amee lu may reproché état bi loolu benn la ci beneen bi ci des tàmbali nañu benn liggéey bi mi ngi doon dox nañ ko eggale buñ ko eggale woon coow li yëpp du am donc ñaari reproché laa def gouvernement absolument suivi ak fermeté moo ci desoon
suivi bi mooy lañ tàmm doon ñu eggale ko fermeté bi mooy ba ñu génnee nit ci ba wut leen fu ñu leen reloger waruñu woon bàyyi ay nit ñi dafa dëkkaat bu ñu fa dëkkaat doon ko tey ñooñu duñ fa toog di wax. yaakaar naa ni foofu leer na juñu nga sànq budget bi nga xamante ne moom la ñu déboursé woon pour gérer li nga xamante ne moom mooy wàllu inondation yi muy tourner autour de 750 milliards am na ñu ne ëpp na loolu wala ñu gis ne ci explication yi nga xamante ne moom la ñu jot tey ci suba ci ki nga xamante ne ni moom moo géré woon wàllu woowee li mu wax mooy que ni budget bi lu tolloog ci 66 milliards déboursé nañ ko te loolu jot dañ ko utiliser ci wàllu inondation yi mais boo dee seet loolu ci phase d'urgence bi la bu ñu sukkandikoo léegi ci phase court terme bi ak long terme bi ba tey am na ci ay dërëm yoo xamante ne nii des na ñu waroon ko utiliser ci wàllu woowee foofu noonu ban conclusion la ñu mën a jàpp ndax tamit du jaadu ñu def benn audit financier. ah kay non loolu xam nga président même demandé na parce que dafa jaadu xam nga boo leeralul rek ñi xamul wala ñi bëgg lëndëmal dañu lëndëmal annoncé nuy budget 750 milliards ñaataa ci lañ ci dépensé matul 200 milliards ci yenn information yu bëri yu ñu jot mais boo deful audit bi ñu taxaw leeral ko ci kanamu askan wi da ngay dégg ñu waaw lekk nañ fi 750 milliards xamuñu fi ñu ko dugal te 750 milliards kenn laalu ko donc jaadu na effectivement ñu def benn audit indépendant loolu intérêt wu sax gouvernement bi la seen intérêt la def audit indépendant mais malheureusement Sénégal aussi dañu am benn problème tey bu ñu nee nañ def audit ba ñu def audit bi bu audit bi génnee ñu ne d'accord uñ ci résultat yi loolu aussi c'est un problème mais quand même jàpp naa ne non seulement war nañ ko auditer mais war nañ continuer liggéey bi bañ a déglu nag parce que am na wax boo leen dégloo doo def dara mais yow defal li nga war a def ndax ña nekkoon ci mbënn nekkatuñ ci ñooñu xam nañu te ñooñu ñoo am importance mais ñi nga xam ni parce que boo gisee ñu ëpp ñu ciy wax nekkuñu ci mbënn seen mbokk nekku fa fanaanuñu fa yéen amuñu ci benn problème xam nga lu leen intéressé nekk ci rajo yi di wax ak télé yi di wax parce que aussi il faut le savoir bari na ñoo nga xam ni bu situation de conflit amul ci dëkk bi maanaam jiixi jaaxa bu amul ci dëkk bi du ñu dund parce que dañuy jiite ay kuréel yoo nga xam ni ña leen di financer ñu ci gën a bari ña nga bitim réew lan moo tax ñu leen financer crise am na au plan politique ñu intervenir crise am na au plan économique ñu intervenir crise am na au plan social ñu intervenir donc ñooñu pour ñu mën a justifier fonds yi leen di jox il faut naturellement ñu wan nit ñi ne Sénégal a ngi tàkk jëlal exemple ministère de la santé suivre ngeen ma fi temps yële bu deen yow laaj bu dul yow laaj dafa interview sa naataango la woon temps yële passé bi ñu commencé pandémie bi ñu commencé di ci liggéey may wax ni bàyyi leen ministère de la santé mu ko ne liggéey parce que booba mi ngi def liggéey bu am solo ay nit jaare ci suuf ñoo nga xam ne sax ci corps boobu la ñu bokk ak ñoo nga xam ne doonoon nañu ay ministres dans le gouvernement ak ñoo nga xam ne ñi ngi nekk dans l'appareil d'État aujourd'hui doon monter ay coups pour daaneel le ministre de la santé ba mu defoon ay sorte bu indi fi coow loolu jeex tey anam monde entier nangu nañu ne ministère de la santé def na un excellent travail suñu réew moo demee noonu mais boo nekkee ci réew mu demee noonu yow da ngay gumba tëxlu defal li nga war a def population nga xam ñooy les principales concernées ñoom danañ gis ne li nga war a def ko et c'est ça le plus important. ba tey ci wàllu am na point bu soulevé bu am solo te mooy que ni xëy na dañ koy reconnaître aussi askanu Sénégal neexu ñoo satisfaire à 100% mais tey ji jàppuloo ne am na situation yoo xamante ne nii doon na jaadu ñu jiite am benn réactivité boo xamante ne nii askanu Sénégal du ñu def benn constat daal di ne rek lii waroon ngeen cee def lii avant lii mooy rek problème mu audit financier bi ma lay wax nii. waaw xam nga audit financier c'est normal commission parlementaire c'est normal ay questions orales questions d'actualité depuis c'est normal parce que boo jiitee ay nit da nga war di wax ak ñoom mais aussi bu ñu fàtte ni gouvernement la ñu yor à la tête de ce gouvernement y a un président de la République man faluñu keneen kenn la Sénégalais yi fal mu liggéeyal leen pendant 7 ans ñu doyloo ko renouveler ko son mandat donc kooku noonu c'est vrai mën na yu question yu bari su ci intervenir wala décision yu bari su koy jël mën na seet ñim ci bëgg a waxtaan mu waxtaan ci loolu bokk na ci li tax le chef de l'opposition am importance dans un pays du sa question mais dafa lié ak loolu parce que tey bu fekkee ni dañu am le statut de l'opposition moom ay droit ay devoir ñu am le chef de l'opposition moom ay droit am ay devoir tey bu fekkee ni am na benn événement bu xew
lu mu gàtt président bu bëggee jël leen décision il appelle le chef de l'opposition te bu ñu fàtte aussi xëy na ñu bëri xamuñu ko que le chef de l'opposition et le statut de l'opposition président Wade ba mu nekkee à l'opposition vers les années 80 moom moo ko jëkk a proposé au Sénégal indi le modèle britannique nii nañu créer un statut du chef de l'opposition boobu moom day dëkk di waxtaan ak ñi bokk ci opposition bi di am seen point de vue parce que tey Sénégal avec 300 partis président bu doon wax kan lay waxal c'est pas possible or bu ñu amee un chef de l'opposition sur toutes les questions d'intérêt national président dina ko woo ni ko man kat lii ak lii mënu ko man lii ak lii laa xalaat dem rendre compte ñi nga xam ne ñoom la àndal ça ne veut pas dire que moo leen jiite parce que ku nekk da nga am sa parti te les responsables de parti sont d'égale dignité mais organisation la boobu bu ñu bëggee am démocratie danañ ko am donc pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure c'est important que muy am ces concertations là mais bu ñu fàtte ni falu ñu ñaar nit falu ñett benn nit la ñu fal. Justement en parlant de chef de l'opposition si je ne m'abuse dañu tabb ki nga xamante ne moom mooy Idrissa Seck si je ne m'abuse ne moom moo gën a jàppani pour nekk chef de l'opposition loolu noonu tey jii am na ñoo xamante ne nii wax nañ ni peut-être waru ko mën nekk ban position nga am ci loolu. en fait tabaguñ ko parce que man bokk naa ci commission dialogue politique bi ñu discuter ci le chef de l'opposition amuñu ci position bu leer bu ñëpp d'accord ñu ni parce que dès le départ bi ñuy tàmbali dialogue bi dañ ne woon parce que président moo ni lu ngeen am consensus ma appliqué ko ñu ni lu ñu amul consensus nañ ko jébbal président mu def arbitrage donc ci le statut de l'opposition ñaari point de vue moo am ñii dañu ne nañ ko jëlee assemblée nationale ñii ne nañ ko jëlee ci candidat bi jël deuxième à l'élection présidentielle man ma position te bi ma jàpp ni mooy la position cohérente mooy bi gën a jub Sénégal nekkul régime parlementaire dafa nekk régime présidentiel kon bu ñu demee élection présidentielle ki génn deuxième amul sax ay sikki sàkk ba dem te ñëw c'est le chef de l'opposition beneen position bu ci nit génne rek da ngay jéem a arranger sa bopp parce que dégg naa ñu naan wuy nañ ko bàyyi après 2024 pourquoi après 2024 parce que dañu yaakaar ni après 2024 ñoom ñooy nekk deuxième pour nekk chef de l'opposition ñeneen ñi ne nañ ko jël au niveau de l'Assemblée nationale Sénégal encore une fois nekkul régime parlementaire ñaareel ba dañuy fàtte ni def nañ benn révision constitutionnelle bu tax ba président de la République mënatul dissoudre assemblée nationale assemblée mënatul voter motion de censure contre le gouvernement kon ñaari chambre la yu bokkatul amuñu benn lien organique aujourd'hui dès lors que kii mënul remplacer kële kii mënul dissoudre kële naka ngay bëgg a jëlee un député à l'Assemblée nationale di ko wax ne yaay assuré mënul day nekk chef de l'opposition ce n'est pas possible la vérité aujourd'hui est que le chef de l'opposition mooy ki ñël deuxième à la dernière élection présidentielle te nag bu ma sañoon man lay doon du man Idriss Seck la moom moo jël deuxième à l'élection présidentielle donc là aussi il faut et puis beneen bi ci topp mooy dès le départ xam nga dafa am ñoo nga xam ni ay mbóot lañu xam nga mbóot du xam nga kafaar dafa am nit yoo ay mbóot lañu non c'est vrai xam nga mbóot mooy lan mbub mii ma sol mbóot mënu koo ràbb mënu koo defar waaye boo ko dugal sa armoire bu fa mbóot duggee dina ko kecc ba boo ko yëkkatee doo ko sol dafa am ci homme politique ñoo ko ay mbóot lañu maanaam lu jóg danañ ci dugg yàq ko ba kenn dootu ko bëgg a gis dañu tàmbali ñu ni wéy le chef de l'opposition dañ ko prévoir un budget de 2 milliards fu ñu ko teg te binduñu ko fenn kenn waxtaaniwu ko kenn discuté wu ko nit moo tëdd këram xalaatam bëgg a yàq xelu Sénégalais mu indi loolu teg ko sur la table ba ñëpp di ko wax tey te man jàpp naa ne même bu ñu doon defal un chef de l'opposition di ko wutal un budget waroon nekk budget 2 milliards war na ko ëpp fuuf parce que statut de l'opposition mérité na lu ëpp loolu démocratie dafa am lu mu laaj donc encore une fois ay nit ñoo bëgg a yàq créer loolu dugal ko ci bopp Sénégalais yi ñeneen ñi jóg naa la wëy parce que loolu justement je reviens sur ça ci affaire mbënd mi ñeneen jóg naan wëy nañu dissoudre conseil économique social alors que mbënd ma sax na fi am ñoo contrôle ñu dissoudre à l'époque conseil économique social environnemental man dama lay bëgg wax benn wax ba ma tàmbali politique ba léegi bu ma neexee tey ma ànd ak Jojo mii bu ma neexee ànd ak yow man naa xam li tax mais sur samay principe jëlal position yi ma mës a défendre ba may politique ba tey doo gis benn position bu ci varié donc loolu aussi il faut que nit ñi di ci bàyyi xel le statut de l'opposition dafa war a am le chef de l'opposition dafa war a am Sénégalais yi réglé nañu question boobu ut nañ premier ut deuxième ut troisième ut quatrième ut cinquième
jamonoy tey nag léegi comme da nga doon sànni xeer quelle solution pour mbóot yi nekk ci. non loolu Sénégalais yi ko réglé seen bopp xam nga lu tax fu ñu demee élection am zéro c'est réglé gis nga ñun suñu erreur nous les hommes politiques mooy yaakaar ne ñoo gën a muus askan te askan wi ñu gën a muus foofu bi ñu dem élection bii passé l'élection présidentielle 2019 ñu bare dañ la dox deuxième tour Macky Sall sax du bokk ma dégg seen benn kilifa parce que homme de presse la kilifa la mag la moomu mag fuuf ma dégg ko ci rajo mu def ci benn sorte ma jël sama téléphone woo ko ni ko mag sama mu ne am man ko kilifa du wax lu ñu lay xeebe sénégalais xam nañu tey fan la seen intérêt nekk te mbindeef mënul fexe ba bu ñu demee élection au premier tour Macky Sall du gagné élection présidentielle donc loolu li ngay wax nii sénégalais yi réglé nañu ko ku mu neex nag nekkal ci télévision yi ci rajo yi di wax boo génnee gars yi dar la ngay dara ba xoteeku mais bu élection jotee sénégalais yi xam nañu kan la ñuy voteel xam nañu fan la seen intérêt donc loolu ils l'ont réglé ñi ngi def nag moom dañu leen bàyyi rek ñu war di wax. dañuy daal di tëj brèche boobu daal di ñëwaat ci mbiru inondation yi daal di nag waxtaan ci solution probable yi parce que nag gis nañu ni dem ci sinistre yi peut-être di leen yóbbul ay lekk ceeb diwlin wala nga dem di critiquer nguur gi yaakaar nañu ne loolu du solution mais tey jii nii ban solution lañu war a teg dëggantaan pour mën a jeexal inondation ci réewum Sénégal. bi njëkk parce que da nga wax ni dem di yóbbu lekk du solution la maanaam du solution définitive waaye c'est-à-dire que dina soulager ki nga xam ne moo nekk ci jafe-jafe parce que ki nekk ci jafe-jafe xam nga ne ndox mu ñëw ba mëdd sa fenêtre kër xam nga kër ga dund amatu fa mais kooku du lekk du añ du reer donc dimbali ko tant soit peu muy am lu mu añee di reere du solution mais dafa nekk loo nga xam lu am solo la waaw du sax dëfal parce que bu dee wolof la ñuy wax du dëfal mais dafa nekk loo nga xam dafa mënta ñàkk nit ki foog mu lekk foog mu naan nga régleel ko question boobu li ci des dans l'immédiat ndox ma commencé nañ ko di pompe nañ ko pompe ndox mu génn malheureusement boo pompee ci suba gi bu ngoon nge mu tawaat mais nañu fexe ba ñooñu bu ñu pompee ba ndox mi génn ñu génne leen am fu ñu leen yóbbu au moins en attendant li ci des mooy plan bi ñu commencé woon ba zone yu bare tey ci Ndakaaru amatul inondation ci biir Sénégal parce que dama lay wax ni bu ñu wax inondation bu ñu jàpp rek Dakar dafa doon am ci yeneen dëkk boo demee cité naa ko dëkk bu mel ni Bambey xam nga Bambey xaw ma ne xam nga dëkk mais ban la man boo dëkkee Xombol gi ma dëkk bu tawoon 1000 millimètres une heure de temps après népp ndox mi naan ko parce que suufu beeñ la mais boo demee Bambey ak zone boobu yépp bu mësaan taw 20-30 millimètres kenn du génn mu am inondation ren def nañ fi inondation amu fa donc loolu nañu ko continuer ginnaaw bu ñu génnee nit ci ndox mi wutal leen fu ñu nañu continuer def loolu ba nga xam ni bu nawet bi di dellu siwaat problème inondation kenn dootu wax ci réew dama defe nag suñu gouvernants yi ak techniciens yi dañu teel a bàyyeeku maanaam dañu commencé di liggéey mu am zone yoo nga xam ne daan na am inondation amatu fa ñu def autosatisfaction maanaam teel a bàkkute combat bi jeexagul loolu moo ñu dal mais nag dañu jaajuwaat defaruwaat xam ne combat bi jeexul ñu eggale ko comme sax bu ñu fi dellu see kenn dootu wax mbirum inondation. yaakaar naa ne foofu leer na dañuy jaaree foofu daal di tëj lépp lu ñeel wàllu inondation fii ci réewum Sénégal daal di ñëw ak yow nag ci màggal Touba 2020 c'est vrai que dafa xaw a spécial ndax dafa tombé ak mbas mi nga xamante ne nii moom moo lëmbee àdduna wër nga këpp notamment fi nga xamante ne moom mooy réewum Sénégal déjà màggal Touba Covid 19 loolu nag xam nga ko gisee. waaw xam nga loolu ni ñu koy gisee mooy d'abord dellu sargal suñu sëriñ su baax si parce que dama ciy jël rek ñaari exemple sëñ Mountakha xalif général yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi te wér sëriñ Babacar Sy Mansour nit du leen gis te takkuñu masque loolu doy na leçon foo leen fekk ci ki takk masque jumaa Touba samedi bi passé Touba laa yenn boo ñëwee na nga boo demee ci jumaa ji par nañoo respecter les barrières les mesures là fii même au niveau de Dakar ci dëkk yu bari respecté wuñ ko fi donc li ci am solo mooy Touba communauté comme yeneen communauté yi yoo nga xam ne dafa am kilifa guy décider que ñoom la ñu bëgg a def la ñu décider nag état jàppale leen ci ba nga xam ni nañu ko bëgg a defee danañ ko mën a def li olof jox bu sëlu yooyu bu ngir demul neen maanaam ñi bëgg a màggal danañu màggal ak fu ñu ko bëgg a màggale
ñii xëy na dañu dem Touba màggale ko fi ñii dañu toog feneen màggale ko fa def ko di ko Serigne Touba wax santaane woon parce que Serigne Touba moo ne woon bis bi su dellusee na ngeen ma berndeel jaam bi na ngeen ma wàccal kaamilu alxuraan na ngeen jàng xasaayid santal ma sama borom fan lañ koy defee fu di toog def ko fa ba jëmmi jamono Serigne Fallou woote ñu ñëw di def si màggal gi Touba dëgg la bu ku nekk mënee toog sa kër def ko fa ñu dajaloo benn bërëb def ko fu mu ëpp solo donc ñuy dajaloo màggalu Touba di ko def ba ren yàlla indi lii mu indi mais am na ngëm gu toll man am na ngëm gu toll ni du ma encouragé kenn naan demal sa ku nekk sa responsabilité bopp nga waaye man sama ngëm egg na ci ni jëmm ji nga xam ni moo nekk Touba tax ñu defe dem muy Cheikhul Khadim suñu yaakaar tey ëllëg bu ñu wëlbatiwoon lépp teg ko ci loxoom sax mu dindi mbas mi loolu moo ci sama gis-gis bu am jëmm ji fa ne ka fa tëdd di sowe àddina nekk le chantre de la négritude nekk ki nga xam moo jëkk a taxaw bañal nit ku ñuul même buñ ko jëlu woon ci wàllu diine jël ko ci wàllu taarix muy histoire ak li mu def ci nit ku ñuul li mu def ci àddina li mu defal suñu borom li ñu defal sang bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu yëkkati woon lépp ni ko sang bi yow lañ caaka teg ko ci loxo mu faj ko loolu moo ci sama appréciation. macha allah donc mën nañ jàpp ne màggal Touba atum ren dina la fa fekk incha allah wala la ngay préféré feete ko fii ci Dakar berne comme ni ko sëriñ bi waxee woon. waaw man nag xam nga dama am sëriñ am kilifa am lu ñu ma sant rek loolu lay def waaw lu ñu ma sant moom laay def bërki démb laa fa yëg bu neexee yàlla damay delluwaat Touba donc loolu aw ma ci sax sikki sàkka ndax man xëy na bokk naa ci ñi nga xam ne jàpp naa ni mën naa dem màggali te lenn lu ñuy tere du ma ko def ndax xam naa ni ma koy defee la sëriñ bi santaane mu dajeeg li nga xam ne moom la kilifa yi santaane dinaa dem Touba ba ñëw te loolu lay respecté dinaa takk sama masque du ma joxe loxo dinaa raxas samay loxo dinaa yor sama bopp fu ma toll di bopp jamono ji ñu wax ne ci la ñu war a màggal ma taxaw màggal ni nga xam ne lu ko ñëpp bëgge tàllal samay loxo Cheikhul Khadim suñu yaakaar tey ak ëllëg ñaan ko lu ñu bëgg ci réew mi mu defal ñu ko incha allah rabbi dinaa ko def. am na solo màggal yi tout en respectant les mesures barrières waxtaan wi am na solo ñu ngi ci jeexintal bi ñu bàyyi nga joxe say kàddu yu mujj. mooy dellu sant leen sant la yow nag particulièrement parce que du tey la ñu jëkk a toog mais démarche bi benn la question yi dina xóot dina am solo mais day ànd ak yar ak teggin ak dal loolu bu la ci dara jëlee li ci desit ni ma ko doon waxee ci njaal benn rek képp ku fi dégg loo nga xam ne loolu naqare la nga jéggal ñu ko suñu yéene mooy wax lu baax lu mën a jariñ askan wi maa ngi leen gërëm di leen sant bu baax. jafandul tu ma yeboo di la ñaanal iyo yaay xareeru dalaw